di leen ziar ci bésu àjjuma bi di nuyu di jaajëfal suñu mbokku presse bi di nuyu bépp sénégalais boo xam ne yaa ngi ñuy suivre tey ci waxtaan bu gàtt bi nga xam ne fas yéene nañ ko am ak yéen. ñoo woote woon waxtaan wi ñu sumb ko ci diir wu gàtt nag ngir fas yéene waxtaan ak askan wi ci lu ama am solo ndax dañoo nekk ci jamono joo xam ne mën nañ ne li tubaab di wax tournant mooy jamono joo xam ne la fii la Sénégal ak Afrique war a jaaree siggi ba faw waaye fii it lañu mën a jaare nooteel gi ñu noot depuis juróom-benni xarnu juróom-benni siècle tey nooteel googu wéy ci lu yàgg ba suñuy doom ak suñuy sët ak suñuy sëtaat nar ko dund ci ni mu gën a jafee sax que ñun ñii niñ koy dundee. waxtaan wi nag dañ koy tënk ci wenn mbir moo xam ne defe naa àjjuma tey jii la mat ab semaine gannaaw Macky Sall ak gouvernement am ba ñu jàllalee Assemblée nationale benn dogal benn loi boo xam ne lu dangereux ci réew mi. ñu ne woon nag nañ ci waxtaan ma biral léegi ni waxtaan wi solo si du waxtaan ci dimension technique u loi bi ndax loolu lañ ca waroon wax nañ ko keroog jàpp naa it boobu ba léegi avocat yi wax nañu professeur université yi wax nañu praticien droit yi wax nañu ci li jëm ci wàllu technique. waaye jàpp naa ni sénégalais yu bëree bëri natt nañu mbir mi wax nañ ci kon li may waxtaan ak yéen tey mooy li nga xam ne moom la ñu baaxoo ñun ci suñu wàllu politique mooy di yee askan wi di xippiloo askan wi ba ñu xam lan moo nekk ci gannaaw lépp loo xam ne Macky Sall ak nguuram ñu ngi koy sumb loolay solo su waxtaan bi tey ba ci njëkk mooy kan moo nekk ci gannaaw loi bii nga xam ne dañ koy binduloo dañ koy woteloo ay loi waaye léeg-léeg ña koy woteloo ak ña koy defloo seen intérêt day taseeg intérêt Macky Sall. loi bi loi bu doy waar la ndax réew àdduna bi yépp kenn amu ci loi bu ni mel Sénégal moo ko njëkk a am en tout cas man réew yu bëri yoo xam ne jànkonte nañu ak terrorisme dem naa jékki seen législation maanaam la ñu am ci ay loi ci lu jëm ci mbirum xeex terrorisme dama wax réew yi nga xam ne ñoom jàkkonte nañu ak terrorisme waaye gisuma ci benn réew du Amérique du Angleterre du France du Chine du xawma kan ak kan gisuma ci benn réew boo xam ne jàllale na ci assemblée nationale am lu mel nii ci ay loi waa léegi lan moo waral réewum Sénégal nga xam ne musuñoo am problème ak terrorisme musu fee am lan moo waral ñu jékki-jékki rek Macky Sall mel ni ku xëmmiliku ne non seulement damay def benn loi ci terrorisme waaye jël li gën a garaaw ci lu ñu mus a def ci loi ci terrorisme mu jàllale ko ci assemblée nationale. dama bëgg sénégalais bu nekk laaj boppam laaj boobu parce que lu am solo la lan moo làqu ci gannaaw loola. may fàttali wax bu am solo bu sëñ Mansour Sy Djamil suñu sëriñ suñu xarit suñu collègue wax keroog ci assemblée nationale
mooy ku fi mus a jóg ngir taxawal dëgg, ku fi mus a jóg pour yee askanam, ku fi mus a jóg pour libérer askanam, colon bi, tubaab bi jiiñ na la terrorisme. ñu fàttaliku loolu te su ma ko waxee dama bëgg ñu bañ a réere mbir nag ni su ma nee tubaab bi dafa am tubaab bi ci boppam ak tubaab yu ñuul yi ko fi toogal, ñooñu yëpp ngay boole ci tubaab bi. ndax bañ koy def ci jamono maam, bañ koy def ci jamono ba sañuy maam daan résister, muy ñu résister ak gànnaay, muy ñu résister pacifiquement, bañ koy def ci jamono jooju dañ doon am toujours nag ay tubaab yu ñuul kukk ni man mi dëkk ci réew mi, juddoo fi, màggee fi, seeni maamaat màggee fi, ñooñu ñoo leen doon defal liggéey bu salte bi. loolu nag dañu fi ba tey, ne mu amee woon ci jamono maam noonu la amee suñu jamono. may wax ni loi bi boo ko jëlee dafa di loi boo xam ne dañ ko dem copier ci li ñuy wax terrorisme act, muy loi antiterrorisme bi nga xam ne Tony Blair bi muy nekk premier ministre Grande-Bretagne en 2006 moo ko woteelu loon. waaye may fàttali ko léegi ni bi mu koy wotelu dafa fekk mu amoon attentat yi amoon Londres en 2005. nee naa ba tey jii de déggaguma ñu ne Sénégal terrorisme am na fi, te bu dee ñun rek sénégalais entre ñun terrorisme du fi musa am parce que duñu peuple boobu. mais loi bi fa lañ ko jëlee. boo jëlee loi boobu jël loi bii Macky Sall jàllale, da ngay gis ni dañoo dem copier rek coller ko. waaye nag mu am luñ ci yokk, ndax am na loo xam ne dans une démocratie kenn sañu ko. Tony Blair moom ci boppam am na loo xam ne sañu ko ci Grande-Bretagne. moo tax d'abord ci fond bi, li ñuy wax fond mooy li ne ci biir loi bi, Tony Blair jëlul woon li ñuy wax les délits de droit commun. délit de droit commun mooy lépp loo xam ne masalan délit politique la, mooy ku manifester wala ñu ne toj nañ fi ay affaire, wala ñu ne ñaari nit xeex nañu kenn gaañ moromam, wala ñu ne nit dugg na fenn sàcc, parce que yooyu yëpp mi ngi ci loi bi. loolu la ñuy wax délit de droit commun. loolu doo ko fekk ci benn législation ci àdduna, du Amérique nga xam ne moo gën a jànkonteel ak terrorisme, du France, du Grande-Bretagne, mennum Sénégal moo fi am. kon tappale gi Macky Sall di tappale mooy dafa jaare ci loo xam ne àdduna bi yëpp dañ cee dëppoo, mu am ay convention yoo xam ne Nations Unies la, yoo xam ne Sénégal signé na ko pour la lutte contre le terrorisme. mu jaare ci loolu nag daat ci dugal ay mbir yoo xam ne pour faj ay problème bu boppam la, muy ay problème politique. loolu mooy caay-caay ak tappale nekk ci loi bi. Tony Blair it ba mu koy def toujours léegi ci forme bi laay wax, forme bi mooy ba mu koy def bi mu amee yéene def ko, daanaka loi bi presque liggéey nañ ci wala discuter nañ ci lu mat 1 an. ndax 15 juillet 2005 la njëkk a yëkkati projet bi. waaye bi mu koy def ministre bi nga xam ne moo newoon ministre de l'intérieur dafa bind porte-parole conservateurs yi ak porte-parole libéraux yi, libéraux démocrates yi, mooy ñi nekk assemblée nationale, ne leen ah ñun de bëgg nañu wote loi bu ni mel, dañoo bëgg a xam lan moo ciy seen xalaat. démocratie noonu lay doxee. ñooñu xool mbir mi, càmbar ko, critiquer ko, wax ko liñ koy wax. mu toogaat ñaari weer muy 15 septembre mu bindaat beneen lettre ne leen li ngeen wax lii lañ ci gis, lii lañ ci wàññi, lii lañ ci yokk, xool leen. ñooñu xoolaat wax ko liñ ci xalaat. loi bi doog a dem assemblée nationale. bi mu demee assemblée nationale yóbbu nañ ko seconde lecture et même troisième lecture, mooy su dee député dañ ne loi bi doy ñu dañ koy delloo gouvernement mu xoolaat ko, tëggaat ko, doog ko delloo siwaat. loolu yëpp am fa te teewut bañ koy wotee
ci la Tony Blair am défaite bi gën a rëy ci défaitam ndax li mu bëggoon li gënoon a am solo ci loi bi mooy li ñuy wax détention préventive mooy suñu nee Ibrahima Thiam mii dañoo soupçonné ni kii terroriste la ñu mën koo dem téye waaye mu ne woon dafa bëgg ñu téye ko lu mat 90 jours pour que police mun a def liggéeyam. Assemblée nationale dafa rejeté loolu Parlement britannique dafa rejeté loolu ne loolu c'est un abus contre les libertés munoo téye nit inculpé woo ko jugé woo ko 90 jours ñetti weeru yàlla nga ne yaa ngi dem wër ay preuve muy woon défaite bi gën a rëy bu Tony Blair am ci carrière politique am. ñun nag Sénégal Macky Sall ak ñi mu àndal dañuy dem def li ñuy def liggéey ci ay weeri weer xëy rek ne procédure d'urgence. Est-ce que xam nga Sénégalais xam nañ ñuy procédure d'urgence mooy lii Assemblée nationale ndeysaan góor gi Moustapha Niass buñ ko joxee jox ko ndigal nag ne ko lii lu jàmp la mu mel ni dafa am ñu taxaw buntu Sénégal nag yor ay bomb di waaj a éclater ñu ne ko lii lu jàmp la il faut ngeen voter ko tey gën saa gudd ci juróomi fan yi il faut ngeen voter ko il faut ngeen jaaree ko commission pare woote assemblée nationale plénière pour ñu wote loi bu toll nii foog nga ni waroon nañ ko mën a woote te askan wi kenn xamu ci dara loolu war na am ci réew mel ni Sénégal une loi comme ça nga ne da nga koy wote en procédure d'urgence wax naa leen Grande-Bretagne fi mu jaar foofu la États-Unis jaar foofu la France jaar foofu la keneen ak keneen te ñooñu ñi ngay jokkanteeg ñi ngi am problème terrorisme tous les jours waaye teewul jaaral nañu mbir mi fi mu war a jaar ba ñu wote la ñu war a wote te nañ ko war a wotee ak ni mu gën a rafete loolu mooy caay-caayu Macky Sall ak nguuram ak ñii mu yor ci assemblée nationale nga xam ne aw gétt la woo xam ne fu leen sàmm bi ne nii rek foofa la ngeen jéggal mu waxee ko noonu nag waaye mbir dañ koy woowee ci turam. kon li tax nag ma doore ci loolu dama bëgg sénégalais xam ni Macky Sall tey dafa am ñuy déy ci noppam, dafa am ay xarit, dafa am ay kilifa. Ay kilifaam nag ak ay xaritam du ñuy sénégalais ak koo munti doon, du ñu kilifa diine yi dañ leen di essayer manipuler rek bu gaawee waaxu dem bu wéeteeg ñoom ne leen sama adversaire politique nii la mel moytu leen ko, terroriste la, dafa bañ ñii, dafa def lii, jëfandikoo rek waaye joxu leen lu toll ni tarfata ayen ci cër. Du ay conseillers sénégalais déedéet. Tony Blair moom ma tudd tey bokk na ci ñi nga xam ne ñooy xalaatal Macky Sall, kooku nga xam ne moo def loi bi ni mel nga xam ne ba léegi débat la ci Grande-Bretagne, mooy ki nga xam ne tey moo yor noppu Macky Sall. Diggante 2017 ak léegi ñëw na fi gën saa gàtt ñeenti yoon. Novembre 2017, février 2020, mars 2021 bi te saa su ñëwee nag dina tëjoog Macky Sall. Lu jafe sénégalais yépp saa su ñëwee dugg leen internet léegi ngeen def visite Tony Blair au Sénégal, dina tëjoog Macky Sall. Tony Blair nag ñëpp xam nañ ko mu doon ci manipulation ethnique, ñëpp xam nañu la mu jotoon liggéey ca Bosnie Kosovo, ñëpp xam nañu la mu jotoon a liggéey ci Irak, ndax guerru Irak bu amee moom bokk na ci ñu ko gën a sooke, ndax moo ne woon Saddam Hussein dafa yor ay armes nucléaires. Kooku tey mooy un des premiers conseillers du gouvernement du Sénégal. Démb rek maa ngi gis ci benn site internet ñu naan Ablaye Diouf Sarr da doon def conférence call ak Tony Blair, nee na ko waaw ñun dañoo am problème nu ñuy defee suñu fichier Covid. Kooku ne ko waaw dinaa xool, Université Oxford am na benn affaire bu ñuy développé, dinaa ci wax pour ñu jàppale leen si. Ñoo xam ne amuñu benn personnalité, ku ci faji sa soxla bopp sax il faut nga woote. Ñaareel bi nga xam ne tey mu ngi yor nopp Macky Sall mooy ki ñuy wax Nicolas Sarkozy, mooy ki ne woon ñun africain dañoo tardé, ñun africain histoire daf ñoo bax gannaaw. Fii la ko waxee woon Ndakaaru
kooku nga xam ne tey moo taal Libi moo reylu Kadhafi ndax ñépp xam nañ ni reylu Kadhafi boobu moo taal Mali tey ndax groupe yooyu ñuy wax jihadiste bi ñu reyee Kadhafi nga xam ne moom moo doon verrou foofu la ñu jël ay armes jël ay pick-up teg ko ci traverser tout le désert pour ñëw déstabiliser le Mali. loolu liggéeyu France la liggéeyu Nicolas Sarkozy la. Sarkozy boobu diggante 10 et 14 juin bii rek masalan balaa ñuy une semaine balaa ñuy andi loi bi Sarkozy mi ngi woon fii Ndakaaru te daje na ak ñoom ñooñu ñoo yor tey nopp Macky Sall ñoo koy wax li mu war a def. am na ku ñuy wax Jean-Louis Bruguière nga xam ne moom ab juge antiterroriste la woon foofu ci tugal ca France tey moom mooy haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme kooku du gëj Sénégal 26 mai 2021 bi rek mi ngi woon fii ab mercenaire la léegi boo xam ne Afrique yépp Togo Sénégal fu ne day dem ñu koy defal ay contrat yu duun nag mu ne moom moo leen di conseiller ci mbirum lutte contre le terrorisme Mauritanie gii barki démb la fa jóge parce que Abdoul Aziz ba may nekk président da ko jëloon signaloon ko ab contrat di ko fay lu rëy mu ne da koy defaral ay texte ci lutte contre le terrorisme Abdoul Aziz jóge na fa delluwaat na pour renouveler contrat am ak ku bees ki fa ne dugat Sénégal te saa su ñëwee nag dina dajeeg moom waaye su paree dina dajeeg seen magistrat parce que dafa am ay magistrat Macky Sall nag magistrat APR ñii ma wax nii ñooy ñi nga xam ne tey ñooy xalaatal Macky Sall ñoom ñépp nag dañoo bokk ay intérêt kii ñuy wax Tony Blair sax mun nañu am njort ni am na loo xam ne bonne foi la ci moom walla jàppoon na ni moo gën waaye may wax ni principal problème Sénégal tey mu nga jóge ci li ñuy tuddee France ak ay homme politique am walla lenn ci ay homme politique am ak ñu koy xalaatal ak ñu koy jëfal lii ma tudd nii yépp boolewu ma ci ñii nga xam ne nag ci ñoom seeni agent secret la ak seeni barbouze li tubaab di wax barbouze mooy ñi nga xam ne ay nit lu yu doy waar la yoo xam ne fu ñu leen yebal ñu dem suñu leen nee reyal ma sàmba ñu rey ko histoire Afrique ak histoire àdduna loolu dafay yàgg tey am na ay société yoo xam ne ay mercenaires lañu te Macky Sall ubbil na leen buntu Sénégal depuis bi pétrole ak gaz xeeñee Sénégal ba léegi ñu fiy ñëw saa su ne te ñoom la ñuy jëflanteel yéen journalistes def leen tuuti recherche rek naa leen ci jox benn am na société bu ñuy wax Covosis SA nga xam ne nee na société la boo xam ne affaire sécurité affaire nangam ki ko jiite du gëj Ndakaaru semaine bii ñu jóge fii rek mi ngi woon fii c'est des sociétés de mercenaires yoo xam ne bu ñu leen yebalee tey ne leen dem leen liquider Ousmane Sonko ñu def ko te ñu ngi traité ak gouvernement Sénégal may wax nag ni ñun soxlawuñu ñii ñëpp soxlawuñu leen ñun ubbeeku nañu pour liggéey ak ñëpp waaye li ñu soxla mooy ay investissement li ñu soxla mooy ay transfert de technologie lu ñu soxla mooy luy industrialiser suñu réew waaye ay homme politique yoo xam ne réew yi ñu jot a jiite sax defuñu fa lu ñu leen nawee defuñu ko fa ndax Sarkozy deful lu ñu ko nawee fa mu jóge Blair defu ko keneen ak keneen tey ñooñu ñaari fan yu ne ñu taal seen avion ñëw Sénégal mooy seen paradis léegi bu ñëwee nag nga gis suñu gars yi ku nekk di xoggaliku keroog maa ngi gis kenn ki dem naan day visiter loo Tony Blair suñu data center bi boo ko gisee mi ngi mel ni kuy recevoir yàlla loolu mooy Sénégal ñuy wax nag surtout waa France neew ma suñu problème yépp ci France a jóge ndax càccum alalu réew mi du France suñu autorité yi la détournement deniers publics du France jël di séddoo yaag sa njaboot du France
jaay suñu ressource naturelle du France donte am nañ ci ñoom part de responsabilité ndax saa su ne dañuy ut benn préfet bu ñu fiy teg boo xam ne luñ ko ne lii la ñu bëgg mu def ko loolu ci seen part de responsabilité waaye nag la may wax mooy dafa jot France teggeeku ñu dafa jot France wàcc ñu ba ñu dajee ak France ba léegi 15e siècle ba léegi problème sur problème suñu dara baaxul wax leen ma ban réew la fi France colonisé ba pare di ko imposer waat néocolonisation te réew moomu avancé amul ci àdduna juróom benn siècle depuis esclavage jël suñuy maam noot dem jaay te nee nañ kenn du ko wax nag mun nañu wax ci li daloon juif yi mun nañu wax li dal arméniens yi waaye lu dal nit ñu ñuul yi nga xam ne des millions de personnes lañu jël fii ñii dee ci géej gi ñi ñu sànni leen ñii ñu takk leen dem jaay leen kenn du ci wax te ñu waroon ñu compenser nañ ko defee ak yahud yi def ko keneen ak keneen dañu waroon compenser ñu ñëwaat ñu ne colonisation par force dinañu noot seeni réew di nangu seeni alal di leen imposer lu ñu bëgg ku bañ ñu duma ku bañ ñu exiler loolu it ñu dund kook France tey jii France jël tànkam teg suñu baat rek mel ni Chauvin ak George Floyd mënuñoo noyyi d'ailleurs c'est pas étonnant que waa ji sant Chauvin d'ailleurs loolu dafa war a jeex mënatuñ ko dootuñu ko nangu te France boobu it dafa am loo xam ne jaral na ko lu ne man damay wax ni dafa jot France def ni ay moroomam waaye bëgg a wéeru ci yeneen réew yi rek di leen noot Allemagne mooy première puissance économique d'Europe te Allemagne wéeruwul ci benn réew nootul kenn Italie Espagne keneen ak keneen Norvège Suède nootuñu kenn mennum France moo ñu fatt rek ne du fi jóge mu jaral ko nag chaque fois il faut mu faxas ku mu fiy teg moo tax complot ak Macky Sall mooy nu Macky Sall di fexe ba am 3e mandat ñuy wax France nag dootoo ñu imposer kenn ci réew mi c'est fini dootuñu nangu ñu ñuy imposer président de la République te naafeq gi nekk ci France mooy xoolal li xew nee nañu Mali mere nañu Maliens yi parce que dañu interrompre processus de transition wax ma processus constitutionnel de mais processus de transition bi dañ ko interrompre waaye Tchad nee nañu bravo doomu Idriss Déby bi te kooku dafa interrompre le processus constitutionnel loolu mooy hypocrisie France la ñuy wax fii ak li ñuy def fële bokkul seen intérêt rek la ñu xam ñu dellu Côte d'Ivoire waa ji ñëw ne forcément am 3e mandat France waxu ci Jean-Yves Le Drian bi ñu ko laajee vidéo baa ngi fi mun naa leen ko envoyé li tax ngeen wax ci Biélorussie ne kooku warul am beneen mandat te Côte d'Ivoire ngeen noppi ci dafa ne parce que Biélorussie ay millions de personnes génn nañ di manifester Côte d'Ivoire kenn manifesté wul loolu mooy France ku leen gën a naafeq ci àdduna amut ñooñu nag ñooñu fatt wit ñooñu ñoo ngemb Macky Sall may wax na di dama bëgg mu leer ñun contre ñu peuple français amuñu benn problème ak peuple français tey ay sénégalais yu bëri ngi dund foofu di fa liggéey te war faa dund nag ndax la ñoo defal France ba suñuy maam di dee Allemagne ngir xeex pour libérer France loolu yëpp dafa war a tax ñu am fa àq tey ñaata sénégalais dund Espagne ñaata sénégalais dund Italie ñaata sénégalais dund États-Unis est-ce que ñun dañoo xeex pour ñooñu kon ñun dañoo am àq foofu war faa dund du privilège te ba léegi li ñuy jël ci suñu réew mënul fay loolu waaye ñun li ñuy wax jóbalewuñ ko ne dañoo contre France li may wax nii ay nit a nga koy wax biir France bis bu ne mën naa citer ci ñooñu ay député madame Frédérique Dumas dem leen ngeen tapé léegi ngeen xool ses positions moo gën a radical nee na France lii mënatul wéy teggi leen seen tànk ci ñi ngeen noot Jean-Luc Mélenchon bis bu ne ngeen dégg ko wala ngeen lire ko
député bu ñuy wax Jean-Paul Lecoq keneen ku ñuy wax André Chassaigne ba ci ay ONG yu am solo comme l'ONG Survie nga xam ne pillage bi ñu nekkee ci continent africain yépp ñu ngi ciy wax chaque jour. kon mbir mi du peuple sénégalais contre peuple français du Ousmane Sonko wala Pastef contre la France mbir mi niñ koy ba défendre fi ñun la am ay français yu gëmee noonu di ko défendre te ñooñu ñëpp jàpp naa ni avenir relation diggante Sénégal ak France ci ñooñu la mën a dépendre parce que su France comprendre ni méthode yooyu ñu doon utiliser ñoom jamono Foccart ak ñoom seen méthode yooyu mënatul dem bu boobaa peut-être collaboration dina continuer ci yeneen anam mooy gagnant-gagnant bu ko comprendre nag dina fi jóge ci anam goo xam ne du ko neex kon ñuy wax tamit nii Macky Sall ñi ñoo ne ci gannaawam lay jubluwaayam nag ñun ñëpp xam nañ ko waaye may profito nee naa Sénégal amul terroriste le Sénégalais ne peut pas être un terroriste buy xëy takk ay ceinture naan mi ngi dem claté boppam wala yëfu dof yooyu amu fi te dinaa ci ñëwaat danger boo xam ne it ay nit mun nañ jógee fële comme ni mu amee Mali jaar ci ab désert bu ne yambala nga xam ne ay milliers de kilomètres carrés la pour ñoo ne ñoo ngi dal ci Sénégal loolu mënut am Sénégal nit jóge fële traverser le fleuve Sénégal yor ay pick-up yor ay truc ak li ñu am ci force de défense de sécurité seen professionnalisme seen qualité loolu amul Sénégal nañu bàyyi di fen askan wi may laaj Macky Sall nag prisonniers yooyu mu jëlee woon Guantanamo kenn xamul lan moo tax mu nangu jël leen andi leen Sénégal prisonniers yi anañu ak ñii nga xam ne ay samba boy lañu ay criminels yu mag a mag lañu nga xam ne fête bu am du tabaski du korité mu gaawantu gracier ci ay nit ñu jël leen di leen recycler feneen pour def leen des tueurs professionnels ñooñu noonu lan moo war a tax mu leen di libérer na Sénégalais posé wu question yooyu lii nag lan mooy jubluwaay bi foofu laay deuxième point bi jubluwaay bi mooy ay intérêt yu daje la waaye intérêt yi mun naa ne intérêt Macky Sall ak ñi mu àndal mooy nu ñuy def ba toogaat ci bopp réew mi nu ñuy def ba am un troisième mandat lii ñuy poser comme acte rek yëpp foofu la jëm intérêt tubaab yi mooy naka la ñuy def ñoom ba nii ñu nootee ba am fi toujours ay présidents yoo xam ne lu ñu ñëw ne leen signé leen ñu ne gongo lii nga xam ne mooy alal gi ñu yàlla jox mooy suñu géej gi suñu pétrole suñu gaz suñu zircon ba léegi xeebatuñu suñu suuf si ñuy bayee sax nañ la ñuy def rek ba mun tegu seen loxo te am ay président